ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ni yéenay suivre chaîne bii di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey nag suñu taxaw seetlu waaj nañ ko waajaat ko laata ñu ciy def ab vidéo parce que lépp at ay doomi aadama bind nañu ay message pour que ñu def ab taxaw seetlu ci entreprise bi nga xam ni moom la ñuy woowee Thiens. lan moo tax nañu jëloon suñu temps parce qu'il fallait d'abord ñu am ay information yu wóor ci boobee entreprise maanaam ñooy kan waaye tamit am ay témoignage tukkee ci ay doomi aadama yoo xamante ni jot nañu am expérience ak boobee entreprise bu ko defee ñu mën a sukkandiku ci ay fait waaye tam ci ay gëstu yoo xamante ni def nañ ko pour wan sénégalais yi naka la boobee entreprise muy Thiens di nax ndawu Sénégal yi di leen détourner di leen defloo ay pratiques yoo xamante ni après lu ñu leen sant ñu def di laaj seen waa kër yi xaalis pour mën a intégrer boobee entreprise nga xamante ni seen doxalin dëppawul ak yoon. ci vidéo bi itam daañu wane naka la entreprise bii di Thiens naxee gouvernement bu Sénégal bi ñu bëggee implanté wu ci suñu réew gëmloo leen que ni ab entreprise la bu yëngu ci wàllum wér-gu-yaram ak ay produits pharmaceutiques ak cosmétiques alors que ni loolee lépp dara amu ci. li leen tax a jóg mooy recruter ay jeunes sénégalais détourner seen xel yi di leen defloo ay pratiques yoo xamante ni lu leen sant ñu def gëmloo leen également mun ngeen am alal ju bari te du ngeen def dara. d'ailleurs am nañ benn vidéo boo xamante ni ñu ngi ko filmé ci seeni locaux bi nga xamante ni mi ngi nekk ci VDN bi Sacré-Cœur 3 janook école bii di Etika. ñu ciy gërëm doomi aadama yi nga xamante ni jot nañ ci participer rawatina kenn ci suñuy abonné bi nga xamante ni informaticien la waaye tam di spécialiste en cybercriminalité jàppale nañu ci liggéey bu baax parce que fexe na ba ñu am ay image ak vidéo ci boobee entreprise naka la ñuy détourner xelu ndaw sénégalais yi nga xamante ni ndeysaan bëgg liggéey ak bëgg a tekki tax na yenn sambabo yi ci mel ni groupe bii di Thiens di profito ci ñoom pour liggéey seen kaw alal ju bëree bëri di leen dig loo xamante ni dara amu ci. léegi nag balaa ñuy ñëw ci naka la entreprise bii di Thiens bi nga xamante ni ay defkatu ñaawteef ñoo ko créé biir Sénégal ak ci yeneen réew biir Afrique naka la ñuy exploiter ndawu sénégalais yi pour am alal da leen di bàyyi ngeen déglu benn xale bu jigéen boo xamante ni bëggoon nañ ko nax ba yóbbu ko ñoom seeni locaux bi nga xam ne moo nekk ci VDN bi dañ koy fàttali Sacré-Cœur 3 janook école bii di Etika ñu joxoon ko fa rendez-vous naxoon ko pour détourner xelam dañ koy déglu ñëwaat. keroog yaa ngi fàttali ko bi ma ñëwee sa kër ba nga jox ma affiche boobu naan dafa am ku soxla gérante boutique yooyu noonu ba nga jox ma numéro bi yow daal nit ki dama ko woo après mu ne ma on se donne rendez-vous le mercredi à 16h30 VDN Sacré-Cœur 3 ci Etika bi juste ci Etika bi am na benn kër bu fa nekk ñu bind foofu destination succès foofu nag yow nit ka daal foofu la ma dugal. bi ma demee woo ko mu naan ma waa léegi duggal ci biir maa ngi ñëw nga xaar ma nga assister séance ma ne ko séance de quoi puisque da nga ne da nga soxla gérante boutique léegi du coup lan laay def fii mu ne ma laajteel ku tudd Hervé dina la dalal yaa ngi may dégg léegi affaire bi bizarre xam nga ma waat ko ma ne ko moi je ne comprends pas mu ne ma s'il te plaît madame duggal rek après kooku mu ngi lay dalal sama collègue la maa ngi ñëw léegi bi ma duggee. léegi ñu dalal ma soi-disant da ngay def la queue pour entrer dans la salle quoi xam nga léegi ma ne moi je ne comprends plus léegi nag ki ma doon dalal naan ma léegi yow soo duggee affaire genre commerce lañ lay expliquer c'est très intéressant affaire ma ne ko non moi j'ai fait ma formation instant bi dama nekk ci déposé léegi toogaay kër gi moom lay bañ moo tax comme kii dafa ne gérante boutique la soxla moo tax ma ne xaar ma ñëw fii xam nga mu ne ma non entre après on va t'expliquer xam nga léegi man ku ma laajte foofu mu ne ma c'est la première fois dañ maa invité ku ma laajte mu ne ma c'est la première fois dañ maa invité ne nañ ma affaire commerce la daal xam nga ay da ngay jaay ay garab genre affaire yooyu na mais comme moi j'ai fait la délégation médicale ma ne kon loolu opportunité la comme affaire de garab la xam nga comme délégué laa def genre xam naa dinaa si mën a lii léegi ma topp rang bi face bi ma toppee rang bi sooy dugg ci biir am na ki ngay jot ci bunt bi mu ne la fayee sa téléphone ma ne ko lan moo tax may fay sama téléphone puisque dama am rendez-vous léegi su ma fayee sama téléphone nit ki su ñëwee su ma woowee naka la may jotee mu ne ma déedéet léegi kon woo ko léegi bi ma woowee daam bi ne ma waa sooy dugg da ngay fay sa téléphone ma ne ko yow xanaa affaire bi nekkatul entretien ana entretien ak fay téléphone mu ne ma non fay ko parce que séance bi soo koy assister da ngay fay sa téléphone dañuy bañ dérangement yaa ngi dégg léegi ci kanamu nit ki ma def sama téléphone sous silencieux fay ko
booy duggaat ci salle bi encore am na kuy surveiller waat ba xam ndax sa téléphone bi fay nañ ko affaire bu luus. yaa ngi dégg ma def na soo duggee ci biir dañoo mel ni comme yow sooy def examen bac ñun lay surveiller noonu lañ lay surveiller tu n'as pas droit à bouger. yaa ngi may dégg de ñu toog man bi ma duggee takk rek xam nga lu ma fa gis Cenz laa gis téye bu ngand IENS ñu koy wax Cenz. léegi nag signe ba xam nga mooy lan tànk benn tànk lañ fa ne ñëpp mooy signe ba soo duggee nag xam nga lu ñu lay wax da ngay def genre benn naan réveiller les sens de votre les sens qui dorment en vous soi-disant da ngay tàccu 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 ma ne man de maa ngi bëgg a jaaxle lii moom duma ko def man bi ma duggee tak gis signe ba laa xam ne dugg naa ci musiba. laa xam ne dugg naa ci musiba ma def noonu rek def sama signe de la croix bu ngand xam ne fii ma dugg moom du foofu yàlla fii moom yàlla newu fi. yaa ngi dégg bi ma defee noonu signe de la croix bi nag bi ma koy def am na benn grand boo xamante ne mu ponkalee rek ak veste élégance am rek soo ko gisee rek dangay naan maara day taal. Fassé ba nii may wax ak yow man damaa tiit affaire bi démb la woon mais damaa tiit def noonu bi ma defee signe de la croix ba pare ma toog commencé nag di prière sama sappale de ñoom ñu def seen soi-disant prière yooyu ba pare léegi nag suñu paree ñu lay naan waa léegi affaire bi ça parle d'abord de la santé waaw parce que si tu n'as pas la santé mënoo def dara mënoo liggéey mënoo def tous. yaa ngi dégg léegi du coup dañ leen di jox ay garab soi-disant sooy door a dugg da ngay indi 160 000 ñu jox la ay garab yooyu nag moom ngay naan garab yooyu da nga koy def comme traitement nga koy naan yaa ngi dégg léegi 160 000 soo ko joxewee nga indi 4 personnes dañ lay fay ci 4 personnes yooyu nga indi te garab yi nag yow yaa koy naan de wala nga jox ko sa kenn waa kër parce que doo ko jaay. xam nga mu ne ici tu ne travailles pas et tu gagnes de l'argent en s'amusant tu fais des voyages à l'extérieur des va et des viens en moins de 1 an nga am say millions am say oto yu rafet ak say kër yu rafet en moins de 10 mois Fatou Sène nga am loolu yëpp xam nga di la influencer pour vous dire que faites très attention. yaakaar naa ni ñun ñëpp ñoo ko déggandoo liy wane ni benn entreprise bi di Cenz jubuñ mooy booy dugg ci seeni locaux yi dañuy sàkku ci yow nga fay sa téléphone portable. yaakaar na ni kuy def loo xamante ni lu baax la doo bañ ko la enregistré ñaareel bi mooy ndaw si nga xamante ni déglu ngeen ko ci audio bi di ñu xamal ni seen biir locaux yi bu ñu dalalee jeunes yi dañ leen di defloo ay yenn gestes yoo xamante ni nii dañ leen koy sant ay mbir yoo xamante ni itam dañ koy wax buñ ci noppee nag ñu am luñ la jox nga naan ko. mbir boobu nag ay rituel chinois la pour détourner seen xel yi parce que li ma tax xam mooy compagnie bii di Cenz ab entreprise chinoise la homme d'affaires chinois bi ñuy woowee Li Jinyuan moo ko créé donc ñoom Chine seen xërëm yooyee la ñuy defloo seen membres yi nga xam ne ñu ngi implanté wu biir Afrique pour que lan lu ñu leen sant ñu def ko. preuve bi mooy booy adhéré ci seen compagnie bi dañuy sàkku ci yow nga verse lu toll ci 160 000 francs maanaam fanweeri junni ak ñaar. yeneen dëkk yu ci mel ni Togo dañuy sàkku ci ndaw ñi ñu verser lu toll ci 132 000 francs CFA d'après recherche yi nga xamante ni def nañ ko ci anam yi ñuy fonctionner ci yeneen réewu Afrique yi. booy xool c'est presque la même pratique ak QNet même façon bi la ñi nga xam ne jotoon nañ suivre vidéo bi ñu defoon ci QNet mën nañ ci xam dara. te beneen mbir bi mat a souligner mooy Cenz comme QNet dañuy solloo seen représentants yi nga xam ne ñoo nekk biir Afrique ay caq yoo xamante ni dañu ne moo leen di aar ba kenn du leen mënal dara moom ngeen di gis nii ci image yi. léegi nag lan moo tax compagnie bii di Cenz di gëmloo ndaw ñi que ni mun ngeen am xaalis te du ngeen def dara ci nu mu gën a yombee dañuy def benn technique boo xamante ni ñu ngi koy dippee MLM wala marketing réseau benn sorte pyramide la boo xamante ni dafa am ay chef yoo xam ni ñooy ne ci kaw ñoom ñooy gagné xaalis bu baree bari te duñu def dara ci ay effort ci suuf nag mu am ay jeunes yoo xamante ni ñoom ñooy recruter pour enrichir maanaam yokku alal ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw dëkk bu ñu dem noonu la ñuy def. léegi nag bu ñu ñëwee ci ab réew la ñuy njëkk a def mooy di jënd ay annonce ci journaux yi wala di distribuer ay tract ci université yeeg écoles yi mooy genre annonce yi ngay gis chaque fois ñu ciy bind liggéey boo xamante ni mën nga ko boole ak say activité wala sam njàng genre annonce yooyu la maanaam bu ñuy def annonce bi du ñu expliquer clairement liggéey bi mooy lan
wala même buñ koy bind dañuy def beneen emploi ne la dañuy recruter ay jaaykat wala ay secrétaire wala yeneen poste alors que loolee lépp amul moom la ñu def ndaw si ngeen déggoon sànq ci audio bi dañ ko gëmloo ni dafa am poste boo xam ne dañ koy joxe alors que dañ ko bëggoon xëcc ci seen cercle boobu nga xamante nii du lenn lu dul ay mbirum xërëm waaye itam di inciter doomi aadama bi di indi yeneen nit pour que ñi ne ci kaw di gën a am alal. léegi nag ñoom seen objectif ci annonce yooyu nga xam ne ñi ngi koy def mooy fexe ba seeni chef yi di exploiter ay junni ndaw léegi nag buñ la convaincre ba nga dugg seen biir locaux yi bañ def loola seen xërëm yi jox la ab mbir nga naan ko ba ñu détourner li nga xamante ni mooy sa xel dañuy sàkku ci yow nga verser xaalis fii ci Sénégal ñi ngi sàkku ci ndaw yi ñu verser lu toll ci 160 000 francs léegi nag ci weer wi dañuy fixé wu objectif maanaam soxla nañ lu toll ci 500 jeunes maanaam juróomi téeméeri ndaw léegi nag juróomi téeméeri ndaw yooyu noonu ku ci nekk bu verser lu toll ci 160 000 francs day nekk 80 millions de francs CFA maanaam ci benn weer entreprise bi mun na gagner lu toll ci 80 millions de francs CFA te jaayuñu produit defuñ benn activité boo xamante ni war na leen mën a indil boobee alal mais ci ndawu sénégalais yi la ñuy profité pour am alal ju toll noonu. léegi nag jeunes yi nga xamante ni recruter nañ leen te ku ci nekk joxe 160 000 francs dañuy promettre jeunes yooyu noonu que mën nañ am ay bonus par exemple dañuy sàkku ci jeunes yooyu ñu indi ay yeneen ndaw. ne la boo indee benn doomi aadama mu verser lu toll ci 160 000 francs 50 000 yi yow yaa koy moom ñoom entreprise bi jël 110 000 yi. léegi nag yow bu ko defee sa objectif mooy képp koo xam moo xam seen waa kër say xarit say mbokk étudiant wala ay élèves da ngay fexe def sa kéemtalaay kàttan pour que ñu intégrer Thiens. lan moo tax parce que ci weer bi boo fexee ba intégrer 10 personnes maanaam fukki doomi aadama ku ci nekk boo ci amee 50 000 dina yegg 500 000 de francs CFA. lii moo tax ñoom. entreprise bi di Thiens ñuy gëmloo ndaw ñi que ni boo ñëwee ci ñun di nga am alal toog sa kër doo def dara. lii moo tax bi ñu annoncé woon ci chaîne YouTube bi ak Facebook ak Instagram que ñi ngi waajal benn vidéo ci Thiens yenn jeunes sénégalais yi nga xam ne ñi ngi ci biir mel ni ay dëmm yu jëfru di ñu saaga di ñu yàq lu ne. parce que ñun comprendre nañ ñoom seen intérêt moo taxoon ñu doon wax parce que ku ci nekk boo indi nit mu joxe 160 000 francs. am na loo xamante ni yow mën nga ci am ñooñu nag bëgguñu seen business arrêté parce que ci loolu la ñuy am xaalis bëgg lu yomb nanguwuñu dem liggéey lànk ni duñu daani seen doole di dem di wuti yeneen jeunes sénégalais di leen xëcc di leen dugal ci projet bi nga xamante ni moo carte xaalis ñooyam lépp lu ci waay am nekkul alal bu leew parce que exploitation wu doomi aadama la. kon ñoom ñu doon yuuxu jeunes yooyu xam ne ay sénégalais lañ doon saaga di ñu yàq lu ne ñun comprendre nañ leen ñoom seen business la ñuy sàmm. li leen di conseiller nag mooy ñu dellu ginnaaw balaa moo wees parce que lii du métier du liggéey nañu dem liggéey ñaq am alal joo xamante ni alal bu leew la. te ba léegi jeexagul boo fexee xëcc ay doomi aadama yu bari kooku noonu itam bu indee ñeneen intégré leen ci compagnie bii di Thiens yow tamit da nga ciy am ay pourcentage ci ñooñu nga xamante ni versé nañ 160 000 francs mais yow doo comprendre dara. yaa ngi liggéeyal ñi ne ci kaw sans que nga rendre ci compte parce que ñoom ñooy gagner des centaines de millions par weer moo tax dañuy inciter jeunes yi di indi seen i mbokk di indi seen i xarit di indi bépp doomu aadama boo xamante ni xam nañ leen. Bon, moi je vais m'exprimer en wolof pour que la personne que j'ai invitée ici puisse comprendre tout ce que je lui disais au début. En fait lii man damay ne du loo xamante ne ay caaxaan la déjà moi quand j'étais même venue je me disais mais où est-ce que je peux trouver une faille par rapport à tout ce qu'on disait parce que c'était très beau pour être vrai. Bon seet naa seet gisuma faille bi benn yoon et pour moi loo xamante ne dañ koy liggéey pour ñu am ko weer Thiens may na la opportunité nga am ko ci semaine donc amatul xaar parce que lii laajtewul nga indi CV laajtewul nga am benn niveau d'étude il suffit juste nga gëm sa bopp en volonté déterminé wu et se dire que man lii mooy sama objectif te lii laa bëgg a atteindre automatiquement Thiens da lay jàppale nga atteindre. kii ngeen di dégg nii ak moromam yi nga xam ne ñoo ne ci ginnaawam ñii ñëpp dañoo jël seen xel yi dès le premier rendez-vous la leen di defloo ay xërëm ñu koy def jox leen as mbir ñu naan ko seen xel yi dem ñu gëmloo leen que ni mun ngeen am alal ju bari sans que ngeen def dara maanaam xaalis bu yomb. ñu jara yërëm lañ nag parce que ñi ne ci kaw maanaam patron yu Thiens yi ñoom comme ni mu ko waxee sànq ñooy gañ a xaalis bu bari bi fii ci Sénégal di nax ay ndaw
te beneen information aussi bi nga xam ne am nañ ko dañuy topp nit ki ba ci seen biir kër maanaam buñ la ciblé nga fexe ba am fa rendez-vous ñoom dañ lay topp di la woo téléphone guddeeg bëccëg pour que nga intégrer par force wala nga jéem a intégrer yeneen doomi aadama parce que ñoom plus que doomi aadama yi di ñëw di intégrer seen compagnie boobu muy Jens ñoom ñuy gën di am alal maanaam patron yi. te une fois que nga dugg nag da ngay joxe ay sacrifice secret bi c'est ça koo laajte nag mu naan la am na secret ci biir mais secret bi duñ ko wax xam nga affaire de formation soo si xesee ba dugg c'est fini sa xesee ba naan seeni garab yooyu rek nga jël si benn rek tu appelles Satan en toi ci ak seen prière boobu nag soo ko defee rek seytaan mu ngi ak yow tàkkale ko nga ak sa sago man nag yàllaa ma bëgg maa ngi sant yàlla ak Yeesu Krista bi ma yaakaar ak samay ñaan way jur parce que ñi fa nekk gënuma leen muus de te ñu fa dugg tamit gënuma leen muus yàlla kay moo ma dimbale te sutural ma rek ma génn fa ak jàmm salaam ba nii may wax ak yow damay tiit te nag étudiants yi sonn nañ ñoom rek la ñu influencé parce que en ce moment xam nañ ne ñoom dañoo soxla liggéey dañoo soxla xaalis dañoo bëgg a tekki parce que dëkk bi dafa métti. beneen mbir bi gën a garaaw bi nga xamante ni entreprise bii di Jens def na ko ci biir réew mi mooy dafa trompé dafa nax suñu nguur parce que ba ñu demee APIX pour am papier yu leen di may ñu mën a exercer seen activité ci biir Sénégal dañu déclaré que ni ñoom ab entreprise la boo xam ne day yëngu ci wàllum industrie pharmaceutique maanaam njaayum garab moom ngeen di gis ci image yi nii yéen a ngi gis fii seen registre de commerce date bi nga xamante ni créé nañ entreprise bi biir Sénégal maanaam le 4 mai 2009 waaye itam activités yi nga xam ni nee nañ moom la ñu fas yéene mëne ci biir réew mi maanaam la commercialisation de tout produit pharmaceutique maanaam njaayum garab cosmétique et tout autre produit de soins esthétiques et médicaux maanaam ñoom bi ñu créé seen entreprise lii la ñu ne ci la ñu yëngu alors que seen activité dëggantaan mooy li ñu woowee système pyramidal maanaam recruter ay jeunes sénégalais di sàkku ci ñoom ñu verser xaalis ñu leen di nax di leen defloo ay xërëm pour di leen defloo di leen waxloo pour que ñoom ñu nekk ay millionnaires wala ay milliardaires suñu biir réew. kon ñoom nguurub Sénégal mën na leen toppee escroquerie association de malfaiteurs faux et usage de faux parce que li ñu déclaré ak li ñuy def comme yàlla ak yàlli. lii nag jàpp nañ ni suñu autorités yi daan ci jël seeni responsabilité comme ni ñu ko defee woon ak ay responsable QNET maanaam non seulement ñu arrêté seen activité ci biir réew mi waaye itam ñu teg loxo seeni responsable yi nga xamante nii yàq nañu dund ay ndaw sénégalais yu bari rawatina étudiants yi rawatina diplômé yi nga xamante ni wut nañu xëy ba sonn amuñu lu ñu def ñu profitoo ci seen bëgg-bëgg pour nax leen di sàkku ci ñoom xaalis di leen demander aussi ñuy xëcc yeneen ndaw comme ñoom te loolee nag ngir mu mën a yomb il faut que victimes yi ñi nga xamante ni entreprise bii di Jens nax na leen il faut que ñu porter plainte s'il le faut même ñu organiser wu pour yóbbu ci yoon responsable Jens yi nga xamante ni ñi ngi arnaquer suñuy doomi réew di leen gëmloo que ni xaalis kenn ko ñaq dañ koy lijjanti mën nga toog doo def dara croiser les bras di fayee ko xaalis bu weex tàll alors que loolu lépp ñoom ñoo ciy profité ñoom ñi nga xam ni ñooy seeni patron donc jàngat bi tey loolu woon ab taxaw seetlu ci entreprise bi nga xamante ni mi ngi biir Afrique am fi ay représentants di lëkkaloog ak ay doomi Afrique yi nga xam ne ñoom itam ñuy xëcc seen yeneen mbokki doomi Afrique ca business boo xamante ni nekkul loo xamante ni lu légal la yaakaar gu tas la ci ñu bari jëlee ñenn rek ñoo ciy profité wu mooy ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw parce que kuy dugg di nga am loo fa bàyyi te seeni membre lu muy gën di yokku ñene ci kaw di gën a am alal donc nañ ci bàyyi xel ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen dig daje beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf